mooy ne yow Kër Madiabel nga nekk depuis un certain temps yaa ngi fii mais pour te dire que yow ñun ñoo la mag fuuf ñun depuis pratiquement des années ou bien des dizaines d'années ñu ngi fii Kër Madiabel d'accord li nga xamante ni moom lañ fi gis en question de développement fii à Kër Madiabel bu ñu mënee wax les 75% bu fi amee ñu ngi koy gërëmee ki nga xamante ni mooy ndem si yàlla Alaaji Barham Niass yal na yàlla yokkul leeram yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe parce que il a tout fait pour Kër Madiabel lépp luy wane wala lépp lu bokk ci mandarga développement rek sëñ bi indi na ko fii. sëñ bi indi na fi poste de santé moo ko fi indi sëñ bi indi na fi école 5 sëñ bi moo ko fi indi sëñ bi tabax na fi juma sëñ bi tabax na fi école arabe sëñ bi indi na fi rajo sëñ bi indi na fi marché sëñ bi tabax na fi sax armeel avant muy dem il a tout fait pour Kër Madiabel kooku ban ndombo tànk la am. dem nga néegam du beneen du ñaari yoon ban confort nga ko gisee mais écoutez nit yi bu ñu naxasal xelu nit ñi gis nga mbir bi connexion la mbir mi bëgg la mbir mi ambitieux la laaj mbir mi lu mu laaj mooy nga gëm ko mbir mi liggéey la laaj gis nga l'engagement du vieux là ñun ci moom lañ dem. toog ci ronom ne ko lii ak lii lañ am comme projet pour Kër Madiabel ne ko li nga def ñu gis ko teg ci suñu bët wax dëgg yàlla daf ñu bu fu sori te moo tax ñu gën a am yaakaar ne war nañ fee mën a indi changement bi nga xam ne moom li dëkk bi yëpp di xaar te dëkk bi namm ko lool te mosuñ ko gis. xam nga loolu lan moo taxoon ñu def ko dañoo toog ndeysaan ñu dégg ne wala kenn ci ñi muy àndal wala kenn ci ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñëw approché ñu ne sëriñ bi de. dafa demandé woon IA ne dafa bëggoon école 5 léegi biñ waxee ne moom am na espace boo xamante ni fa la ñuy abriter école bi biñ ko accordé école bi ñu ne nag dafa bëgg mu amoon benn partenaire boo xamante ni moo ko tabaxal ay salle ak bloc de toilette bi loolu pare mu ne woon dafa soxla mur de clôture mu ne dafa bëggoon waa Kër Madiabel waaye jàpp ci waa Kër Madiabel jàpp ci pour mur boobu mën a nekk ñun ñu dajale li ñu am. comme ni ñu koy faral di defee rek yóbbu fa des tonnes de ciment ak jébal ko expliquer ko ci luñ nekk walaay dafa kontaan wax ñaanal ñu ne lu ngeen dugg yàlla mën na ci def ndam te bu ngeen wàcc ci yoon bi nga xamante ci ngeen nekk te ba léegi loolu lañu gëm moo tax ba léegi nii lépp luñ dugg yàlla indi def ci réussite. attention ñi nga gis yow ñooñu ñëpp lan lañ fi def lu la yéem ñoom ñu am lépp luñ fi def. ñun ñi nga xamante ni amuñ dara peut-être mais lan lañ fi deful on a tout fait buñ ko jëlee individuellement rek yow xam nga ne lu ci bëri ñun ñi nga xamante ni ay ressources yu néew lañ am rek taxawal nañ ko fii. boo demee tey jii le lycée franco-arabe de Kër Madiabel man ak samay anciens élèves ñoom ñoo toog ñuy waxtaan téléphone nii ak ci WhatsApp bi ñu ne ñoom lan la ñu war a mën a def pour le lycée franco-arabe am na ci ñoo xam ne ay ingénieurs lañ il fut mes anciens élèves. bi ñu paree xam nga la laa leen wax dama bëggoon ngeen defal ma benn projet de construction de salle de classe d'un bloc de 3 salles de classe booy defal ma benn maquette bu extraordinaire études yi ci war yëpp ñu def ko minutieusement ma jël papier boobu yóbbu ko jébbal ko proviseur waxtaan ceeg moom ci esprit bi ci idée bi mu rafetlu ko ñu jël loolu yóbbu ko inspection ñu boole ñoo ak le directeur de la construction kooku ñëw xool affaire yi bu baax a baax approuvé ko kontaan ci ma ne nag bala ñuy commencé naka la ñu def pour loolu ñu mën ko réaliser comme defal nañu devis bi defal nañu maquette bi defal nañu projet bi defal nañu lépp man ak proviseur ñu waxtaan ñu ne nañu wax parents d'élèves yi ne leen xaalis bi nga xamante ni moom lañ alloué woon moom la ñu joxe woon daaw pour ñu jënd blouse xale yi moom la ñu jël jarul ñu jënd blouse parce que année bi sori na ñu jël boobu dugal ko ci construction bu commencé bu ko defee ñu def ay lettres des contributions volontaires dégg nga loolu de ñu def loolu waxtaan ceeg li nga xamante ni mooy suñ conseil de gestion waxtaan ak ñëpp ba ñëpp approuvé ko ñu jël xaalis boobu proviseur jël ko ut ay maçon ñu defal ko ay devis ñu xool devis bi ci gën a normal ñu commencé suñuy tabax
def suñuy brique jënd suñuy fer defar suñu fondation defar lépp jël mbir yi photo ko nag ba mu baax yenn yi ñu filmer ko woote ñi nga xamante ni mooy personne de bonne volonté yi ñeneen ñi commencé réagir ci loolu la ñu amee la réaction du président Moustapha Niasse mooy mu joxe ci benn contribution bu am doole boo xam ne permettre nañu fi mu toll nii affaire yi dem na ba maanaam ci xëdd rek moo des mais loolu de vision la mais bu ma toogoon rek ne man jàngale rek lay def fii di kon loolu dina mos a am te loolu yemu ci loolu boo demee école 1 tey jii nii am na un bloc de 5 toilettes yoo xam ne man maa ko fa tabax bloc de 5 toilettes yoo xam ne man maa ko fa tabax ça n'a rien à voir ak ànd ngir Kër Madiabel dama lay wax un élément dans un ensemble man je suis de ànd ngir Kër Madiabel mais je te donne un exemple élément laa lay jox ci ànd ngir Kër Madiabel non dama bëgg a def rek ñu def benn parallélisme entre ñi ngay jàppee ne ñoom ñooy autorités yi ñooy fa doon def lépp ak fi ñu toll tey ak ñoom loolu laa bëgg nit ñi def différence boo demee ku dem école 1 boo xoolee ci gannaaw saal yi fu mu nekkoon bâtiment yi fu mu nekkoon ci gannaaw saal yi fa njëkk di nga fa gis un bloc de 5 toilettes ñu xaaj ko ni 2 yi pour les filles 3 yi pour les garçons de très bonnes toilettes. lu tax loolu dañ dem école 1 ma gis ne j'ai parlé avec le directeur ma ne ko fii lan mooy sa urgence lan nga soxla mu ne moom problème am mooy toilette parce que il a plus de 800 élèves yoo xamante ni dañuy partager 2 toilettes te bu yow boo demoon ci ñaari toilettes yooyu nekkoon fa mënoo fa def 3 secondes état bi ñu ko fekkee beneen affaire la ci xale yu ndaw CI CM2 ñi ci gën a mag 12 ans la ñu am mooy lieu boo xam ne ay xale rek ñoo fay fréquenter ñi ci gën a mag 12 ans la ñu am parce que ñooy def CM2 tu te rends compte ñuy partager si plus de 800 élèves ñuy partager ñaari toilettes yu baaxul mu ne moom toilette la bëgg avec nos relations ci loolu lañ ko defee démarche tabaxal ko ay toilettes yoo xamante ni yu moderne jour boobu je pense que woo naa la wala woo naa ki nga xamante ni moo fa nekkoon voilà te ni nga xamante ni moom lañ ko doon defaree moom moo ci gën a doy waar ñëpp parce que ci transparence ci yoon bi nga xamante ni ci defariñ bi gën a sell ci la bokk. maintenant pour revenir à votre question lan la ñu yaakaar ba jàpp na ñun war nañu mën a yore war nañu mën a yore Kër Madiabel instant yi may wax ak yow Sénégal ku ñu ko jox ñu yore ko yore bu gën ki fi nekk yore bi mu ko yore. non du sax wóolu sa bopp mais xam li ñu def la parce que nag alhamdulilah rabbil alamin dañuy faral di wax ne l'élève que tu as été ressurgit toujours dans le comportement du prof que tu es ñun fii lañ nekkoon école 1 laajte ñu ñan ñoo ñu yoroon ak nan lañ fa nekkee woon mosuñu caaxaan ci liñ doon def ñun ñu fa nekk ñun ñuy woowee noyau dur bi man Barham Thiam Ibrahima Biteye mosuñu caaxaan fii ci école bi sunu benn moroomu élève mosuñu yàpp maa la koy wax tey kum neex nga celti fu la neexee mais biñ doon jàng fii amul kenn ku ñu mos a yàpp. non waxuma ñeneen ñi keneen waxuma kenn ñu laar la mais kenn mosuñu yàpp li ñu doon laaj wala li ñu doon defloo dañ ko doon def correctement moo ñu permettre ñu am suñu liberté noonu la ñu nekkee au lycée. boo demee ba tey jii boo demee lycée de la Fosse bu fekkee fekk nga fa archive yi boo laajtee kat mooy El Hadj Ibrahima Soxna nañ la ko génneel. Kër Madiabel fi ñu toll nii man damay wax ne dafa nekk lu mel ni dafa mel ni lu nekk ci dans un trou wala lu nekk ci benn pente bu xaw a élevé sax voilà ma jàpp ne pour ñu redresser ko on a besoin des personnes et des hommes et des femmes valeureuses ou bien des personnes compétentes. wala une équipe dynamique une équipe consciente boo xamante ni xam na enjeu développement xam ne pare nañ pour le développement de Kër Madiabel te jàpp naa ne loolu rek moo mën a faire bouger les choses Kër Madiabel jàpp moo ne dina am benn nit boo xamante ni jógee na ailleurs pour développer ñu ko nit mënu jógee Dakar pour le développement de Kër Madiabel nit mënuñu jógee benn je ne sais pas moi Thiès wala mu jógee Kaffrine wala mu jógee Diourbel pour ñëw defaral ñu Kër Madiabel Kër Madiabel waaye ñoo ko war a defar te Kër Madiabel waaye ñoo koy defar loolu moo indi l'idée de ànd ngir Kër Madiabel l'unité dans la diversité à sa tête monsieur Ibrahima Biteye nit koo xamante ni c'est un expert en développement local kooku rek jaroon na ñi nga xamante ni ñu ngi leen ooyee les pseudo candidats ñëpp mënoon nañoo ranger ci gannaawam
pour ñu liggéey boobu mais bon. ndeysaan rek daf ma jàpp bi ñëwee li mu wax mu ne comme vous êtes des jeunes vous avez de l'avenir devant vous mun nañ leen confier da ngeen di ñëw bu ñu gañee ngeen nekk adjoint au maire léegi ñoom ñu nekk maire parce que ñoom dañ commencé màggee léegi tey dañu dem retraite ak nangam léegi bu ñu dawalee bu ñu defee benn mandat beneen mandat bi ñu jàppale leen ngeen doon maire. man la neen xanaa da ngeen foog ne mandat wu maire dañ koo denc ci poche de telle sorte que yow heure boo bëggee rek génnee joxe ko keneen configuration bi. waaw merci beaucoup xam nga ñun yàlla dafa def ñu dox ñu tukki ñu dem ci dëkk yu bëree bëri c'est vrai que du ñu mag trop mais yàlla dimbale nañu dans le cadre de notre travail ñu am ay yenn expérience yoo xam ne mën nañ ko partager nee naa la man nekkoon naa Goudomp boo xoolee dëkk bu sori la bon sori par rapport ak fi ñu nekk nii parce que c'est en Casamance à quelques 55 kilomètres de Ziguinchor sur la route du sud. ma gisoon fa loo xamante ni man à l'époque daf ma doon jaaxal mu neex ma ba pare métti ma neex ma mooy ñun bu ñu amaan yenn rencontre yi wala yenn war a def séminaire wala yenn mbir yi am nañu salle boo xamante ni mën na jël plus de 1000 personnes bien équipées avec des écrans plats écran yu mag a mag ma ne waaw lii nan la ñuy def lu tax waru mën a am Kër Madiabel ñun Kër Madiabel fu ñu toll ci dëkk. ak tour bi fi mu toll boo fa bëggoon def benn réunion boo xamante ni day jël plus de 300 personnes amul foo ko def amul benn fu ñëpp bokk foo ko mën a def xanaa nga dem stade te boobaa bu yàlla ji tawee tey nga dee mu nekk loo xamante ni cri de cœur la boo xamante ni bu ñu méttee alhamdulilah rabbil alamin parce que temps yi ci gannaaw déggoon naa monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam mu ne amoon na benn projet de construction de complexe culturel. voilà commencé woon naa gisoon naa ñu commencé mool nag mais dafa mel ni arrêté nañ mool yi xaw ma lu tax maintenant yu mel noonu dëkk da koy soxla quoi xam nga mënuñ toll ba fii am yenn yoo xamante ni muy sooxee yooyu c'est des problèmes ak yenn infrastructure yoo xamante ni boo demee stade bon lu lay wan ne lii stade la bon xanaa nga xamoon lan la rek nga ñëw gis ne gars yi dugg nañ ci football nga xam ne lii stade la mais amul dara loo xam ne ni moo lay wan ne lii stade la boo xamante ni méngoo nag jamono surtout fu Kër Madiabel toll. nga dem Paoskoto nga gis ne seen bës rek ñoom xëdd nañ ko dëkk yoo xamante ni man mosuma non moo tax dañu am lu ñu métti quoi dëkk yoo xamante ni mosoo leen a bëgg a dendale ak Kër Madiabel bu ñu demee ba foofu ñuy tudd di leen dendale wala ñoom ñu leen di teg ci suñu kanam y a un problème. bâtiment daal boo xamante ni mun nañu wax ne infrastructure la fii Kër Madiabel man benn laa ci gis mooy mairie bi bu fi Aliou Sow tabaxoon bu mooyee loolu amul benn mbir boo xamante ni gis naa ko fi. ñu jàpp ne ñëpp a ko bokk xanaa suñ école yi te loolu xam naa du ma ko boole ci yu mel noonu ba tax na daal c'est un problème daal mooy Kër Madiabel daal bon tout est à refaire wala à faire. oui poste de santé. nawetaan bi commencé des activités culturelles yi doon am. nga gis ne Kër Madiabel da loo organiser des événements producteurs yi daw lamb yi nga xamante ne ay producteurs lañu. lan moo waral loolu dañ leen accompagner wul wala dafa amul lieu bu leen. non xam nga nag mbir bala nga koy mën a organiser foog nga xam ko càmbar ko parce que man bëgguma def pilotage à vue moo ne mbir mi bon nañ jël benn monsieur X rek mu defal ma benn affaire Y du may bëgg muy doxee noonu mbir bu nekk boo bëggee mu dox da nga koy jox ña ko man l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu c'est très important bu ñu demee ba. ñi nga xamante ni ñoom ñooy defar par exemple je ne sais pas ay tailleur ñu jox leen liggéeyu jàngalekat c'est un problème bu ñu demee ba ki nga xamante ni moom la ñuy xàmmee ci bon activité culturelle un photographe peut-être ñu jox ko ne ko yow yaa war a faj nit ñi loolu problème la moo tax boo fekkente ne da ngay def benn activité culturelle mais xoolal ñen ñooy acteurs culturels yi nga woo leen waxtaan ak ñoom ci seen biir xamante ne. ñu désigner kenn ku nga xam ne jàpp nañ ne moom mooy seen représentant moo gën a sérieux ci mbir mi wala moo ci gën a am vécu xam ci nangam mu defal la un projet defal la un programme proposer la ko mais boo ci demee réussir rek nga ci am mais yow mënoo toog sa bureau ne lépp man maa koy def loolu mënul nekk wala nga jël ñu la neex rek ne ñii ñoo ma war a defal lii. moo tax aussi leneen moo tax déggoon naa ne da doon am ay festival mais bon festival yi aussi li ma ci doon dégg yëpp moo ne mos am réussite. parce que mënul nekk mënoo jël des millions ba pare nga jël ko nga ne génnee nañ ko nit ñi gisuñ seen bopp ci loolu mënul nekk ma ne du ma ci doon dem wax dëgg yàlla parce que gisuma sama bopp xaw ma la laa fay wuti moo tax wax dëgg yàlla man li nga xamante ni xaw ma lu ma fay def du ma fa dem
dem rek dem man du may topp ci rumbulement quoi damay am but bien précis am un objectif clair ma doog a dem moo tax très franchement mosuma faa teg sama tànk waaw parce que xaw ma lu ma fay def voilà maintenant fii am na yu ñu fi doon organiser ay activités culturelles yoo xam ne ça marchait à merveille te booba le moyens yi gënoon a ndaw wallaahi affaire du problème mu moyen li ci gën a bëri du moyen mais problème mu volonté la xam nga nit ki boo ko wanee ne yow yaa moom mbir mii yow lañ ci responsabiliser mu def ci àqulay tempsam mais bu fekkente ne da nga ko bàyyi noonu rek mais aussi nit ñi kenn moomu la na nga jëli keneen koo xam ne man sama liggéey dinañ jël keneen pour mu defal ma dama lay seetaan mu ngi mel ni yow man sama classe man may jàngale mathématique ñu jël un professeur de je ne sais pas de quoi éducation artistique mu ñëw mu ne moom mooy superviser ci li may def vous comprenez voilà ba tax na man damay jàpp ne il nous faut vraiment repenser Kër Madiabel c'est pourquoi maintenant l'idée de ànd ngir Kër Madiabel est intéressante wax dëgg yàlla son projet qu'il a pour Kër Madiabel vraiment me paraît exceptionnel pour Kër Madiabel et ensemble vous allez voir inchallah au soir du 23 janvier bu ñu demee ba installé wu ñu dem 3-4 mois ngeen gis ne signaux yi commencé na ñii dañu dem vers le développement. dafa mel ni da ngeen a gagné ba pare yéen dafa mel ni da ngeen a dóor gars yi ba pare parce que bu ma déggee daal bu ñu demee dañuy def ni installation dóor ngeen daal ba pare. waaw xam nga nag wax dëgg yàlla c'est vrai que mënaguñ wax ne dóor nañu parce que mënuñu joxe victoire avant le match loolu amul mais yaakaar la ñu am. yaakaar parce que dañu am projet boo xamante ni pratiquement toute la population Kër Madiabel yi nga xamante la population consciente dañ ko épouser à l'unanimité am na ci ñoo xam ne xaar nañ ba à quelques jours des élections ñu ne dañuy former nit ñi ci ay defar saaboog ay defar xawma buy ak ay defar yu mel noonu quoi xam nga c'est que buñ di naxantee ngir li laa war a suul yi am na ci yoo xamante ni bu fekkee da nga koy defar te àqulay temps te nit ñi rek tax mais tu avais largement le temps pour nga defar ko tu avais largement le temps bu ñu wax ne taw moo ñu xooj naa nga